asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ku nga xam ne rek yaa ngi safoo bernde tey nag ñu ngi ñëw ci seen émission bi nga xam ne ñu ngi koy def chez Bilo indil leen loo xamante ni mun na nekk ndékki mun na nekk añ mun na nekk xëdd mun na nekk reer mun na nekk looy dogee yaa xam lu la neex mun nga ko def daal donc ay nen lay doon tey nen lañ leen indil donc nen yi dañ koy def sous forme de cupcake mu nekk nga xam ne day mel ni comme kopp daal donc dinañ leen ci indil ñaari version ba ñetti sax may bi ça dépend rek bu ñu ko temps bi permettre mais bu ñuy njëkkee bi benn bi dañ koy def dañuy daal di lal tortilla ak yooyu def ci ay ñama-ñama ci biir daal di leen wan nu muy demee donc lii nag moo ciy dem dinañ soxla ku nekk yaay xool loo bëgg man sama bos tey jii li may def mooy dama daggate saucisson yu dagg ko ay cube yu sew a sew dagg sama poivron ñetti couleurs yi laa yore yu sew ñu ngi yore fii nen aussi yore fii aussi tortilla donc tortilla yi gis nga wanoon naa leen ko nuñ koy defaree su la neexee nga def bi nga xam ne togg nañ ko ba pare wala comme tey ji instant bi ñu togg ba pare laa fi yore wala nga def bi nga xamante ni da nga ko dër te toggagoo ko nga congelé ko mun nga ko jël aussi même processus la doo si changer dara donc ñu ànd ak yéen si waañ wi bismillah voilà gis ngeen sans plus tarder dañuy ñëw rek commencer defar kii bi yëf yi donc fii li boo leen gisee nii tortilla yi laa jël ma daal di koy dagg ay triangle nii donc dama leen di wan juste naka laa ko daggee comme ça ngeen am une idée ki nga xam ni par exemple moom tortilla bu tooy bi la yore aussi même chose la gis nga bii dafa rëy ba mu ëpp donc li may def mooy dama koy dagg subhanallah dama koy dagg tortilla bu nekk dama koy dagg en 6 parties donc ma am ci 6 triangles gis nga su ma ko daggee ci digg bi nii donc ma diviser ko en 3 ma daal di dagg benn triangle gis nga mu ngi nii ma dagg beneen donc mu nekk nii léegi yow boo xoolee man kii bi ñetti tortilla la mais 18 places yi am léegi sama muul a ngi nii li ma def fii gis nga bii nii bu mag a mag la parce que quantité bu bari laay defar tey donc bii 24 lay def damay ñëw dama ko daal di spray mooy maanaam nga mel ni ku ci diw sa beurre ci suuf rek juste pour mu leer la ni affaire yi du coller benn yoon rek nga koy def après jeex na yeneen yii di ñëw yëpp donc du jar nga koy defaat donc damay jël rek benn triangle ma commencé ci digg bi pour ngeen am une idée gis nga ma daal di koy dugal su ma ko dugalee damay fexe beneen côté bi amul problème naa ko bàyyi noonu muy langa ka def yëfam mais naa fexe ba rebord yi nii affaire yi daal di fay nekk gis nga ma fexe fii tamit ñëw yéeg nii gis nga xam ne day mel ni rek après kopp ci kawam ma defaat même chose moo defee nii jël beneen bi superposer ko ci côté bi nga xam ni amul woon triangle bu kawe ma defaat même chose gis nga voilà gis ngeen fi mu nekk nii léegi dugal naa kii yëpp tortilla yi ma daggoon yi donc gis ngeen bu nekk du nduroog mboromam bu nekk ak caractère am lay ñëwee daal donc caractéristique bu boppam léegi nag ñu daal di ñëw commencer lenn li nga xamante ni mentionné wu ma ko sànq bi may lim ingrédients yi muy poivron yi dama ci def tuuti xorom ak tuuti poivre kese su la neexee nga def ci soble man bu fekkee ni sama kër la plupart du temps dama ciy def soble supposons tey jii ñu nekk ci koor gi ki nga xam bu fekkee ni da nga koy defar di ko yóbbu jàkk ja par exemple yow di ngay éviter def soble bi bu ko defee nit ñi di julli foofu du ñu nekk di lorante daal maanaam ndax xeetu soble yeeg affaire yooyu moo tax ma omettre soble bi mais ku ko mu neex mun nga ci def soble aussi amul benn problème donc loolu laa bëggoon sànni foofu léegi tuuti rek laay def ci suuf gis nga amul diw amul dara noonu kese lañ koy defee ma jël benn kudd bu ndaw rek laay def gis nga donc gis nga léegi ma commencé saucisson bi ma def donc yii nii yëpp exemple kese la ku nga xamante ni bëggu ko wala nar na metti pour defar mbooloo
bu la neexee nga def bu nen kese boobu dinañ leen ko wan boo xamante ni du jar sax ngay def tortilla di nga am même chose mais nen kese lay nekk noonu bu la neexee. Voilà léegi ñu daal di ñëw rek directement commencer def nen yi. gis ngeen bu leen ragal même bu fekkee ni mu ngi jàll ci kii ci suuf amul problème du ci def dara du ko yàq. gis ngeen pare na fi mu nekk nii li may def mooy xam nga kii poivron yi dama ko assaisonné woon tuuti léegi nen bi laay assaisonné tuuti kese parce que soxlawuñu mu bëri kii xorom parce que saucisson bi am na xorom ba pare gis nga damay def tuuti poivre bu la neexee nag mun nga ko omettre su fekkee lii yëpp buggoo ko ci def mun nga ko omettre te dina am toujours goût. damay def tuuti poivre def tuuti sel jeex na ma dugal ko ci biir four bi léegi astuce bi nga xamante ni moo ci nekk mooy maanaam su ma koy dugal ci four bi mun naa ko dugal nii directement mais des fois boo defee loolu tem tortilla yi gën a xam nga boo xoolee am na buu yu gën a taxaw tem ñoom ñu njëkk a ñor avant nen bi kii doore avant nen bi di ñor donc li may def mooy dama ciy teg benn papier alu wala su fekkee am nga aussi papier sulfurisé mun nga ko teg ci kawam dëpp ko ci nga xamante ni du ci coller carrément mais day empêcher contact direct bi ak kii bi xal bi ci boppam nga xam ni du doore yëpp ay ñorandoo en même temps boo demee ba nga xam ni nag léegi nga pare nga daal di koy dindi comme ça moom tamit mu xaw a doore waale tuuti noonu incha allah. kon nag gis ngeen mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp kuy safoo bernde seen kii mu ngi nii kopp yi ñu leen defaroon nga xam ne ay nen la donc ngeen mun ko gis nii bu paree nii lay mel dafa rafet présentable lii foo ko yóbbu rek nit ñi dinañ yaakaar ni da nga ci def coono bu baree bare te gis ngeen ko li ci gën a metti mooy daggate kii yi légumes yeeg yooyu yi nga ciy def donc lii nii mu ngi nii mun na nekk añ mun na nekk reer mun na nekk lu la munti neex ndekki yaa xam looy def donc mu ngi nii ñu boole ko ak tuuti suñu mayonnaise boo xam ne dañ ko defaroon fii donc boole ko moom gis ngeen ñu daal di koy ànd ak ay tomates fraîches su la neexee nga def ci sa avocat ak ay salade ak yooyu noonu yëpp donc lii neex na ñi nga xamante ni dañuy am ay ndaje yoo xam ne ñu ngi koy def mën nañu def lii nen yomb na du la sonal su la neexee ci boppam doo ko def benn nen par kopp nii mais nga bati yëpp dinañ leen wan boobu version boo xamante ni nag du am tortilla mais même concept bi la aussi daal nga xam ni moo gën a sakkan encore parce que par benn te mu xaw a cher si ñu bari mais boo jëlee nen bi yëpp mixé ko bati ko mel ni comme kuy waaj a defar omelette daal di koy jël di ko sotti si ay kopp loolu moo gën a économique pour ñu baree bari lii si koor gi dina baax nga yóbbu ko si jàkka yi par exemple foo xamante ni nit ñaa ngi fa nga daal di participer si seen ndogu te sans pour autant ni di nga yëg mettitu like du metti ci sa poche daal donc loolu mu nekkoon loo xam ne mën nañ leen ko fa baaxee koo xamante ni amoon nga potluck aussi potluck muy par exemple goûter partagé mun nga ko yóbbu aussi même chose la donc mu ngi nii daal yéenay xool rek li ngeen koy defee voilà ñu ngi defar aussi beneen version bi nga xamante ni bii nii encore ñu ngi koy def sans tortilla ak aussi dañ koy diviser en deux benn bi dañ koy def pour ñi nga xamante ni dañu bëgg jël nen lum ak ñi nga xamante ni li ma leen waxoon ci bu tortilla bi mun nga ko bati ensemble daal di koy sotti ci kii yëf yi bu fekkee am nga tortilla wala ñàkk am tortilla donc dinaa leen wan ñaari version yooyu bu ko defee ngeen mun a xool ngeen tànn sa bu la neex daal. gis ngeen même yëf bi la ñuy def dañuy daal di commencer rek defaat encore tuuti poivron ci suuf. gis ngeen même yëf bi la ñuy def dañuy daal di commencer rek defaat encore tuuti poivron ci suuf ñu daal di jël suñu saucisson def tuuti bii sax a gën a gaawati booy xool ma daal di jël nen bi toj ko directement def ko ci moom tamit ma jël épicé ko
gis nga poivre sel kese laay def tuuti parce que kii bi amoon na kii ba pare poivron yi defoon naa si poobar ak xorom kese laa si def donc ba léegi gis nga utiliser wu mu beurre wala diw wala lenn donc loolu moo tax affaire bi nekk loo xam ni dafay appétissant nourrissant te doo sonal sa bopp si lenn loo xam ne lu am matière grasse la tamit quoi. donc bii mooy bi nga xamante ni def nañ ci nen bi léegi dama leen di defal si beneen côté bi moo tax ma bàyyi ko nii boo xamante ni par exemple dañu bati nen yi comme ça nga xam ni dafay gën a sakkan encore daal. léegi su ma neexee à ce niveau ma daal di ciy def meew wala crème mais dama ciy dem def ndox gis nga ma def ci meew wala crème mais man dama ciy dem def tuuti ndox rek dama ciy def 2 cuillères à café ndox léegi ñëw bati ko tuuti après daal di ciy mixé tamit sama kii poivron yi ak kii bi saucisson bi comme ça ñu mun ko sotti fii léegi ma defaraatal leen boobu ñaar rek laa siy def ma defaraatal leen aussi beneen boo xamante ni pour neneen nu gën a sakkan encore pour ki nga xamante ni dafay def quantité bu bari nu mu ko munee def aussi. gis nga léegi su ma neexee à ce niveau mun naa commencer assaisonner donc bii moo gën a yomb yow da ngay assaisonner yëpp gis nga ma def tuuti levure nutritionnelle donc ma daal di jël sama saucisson def ci jël sama poivron def ci tuuti gis nga donc ma daal di sotti bismillah gis nga voilà gis nga def naa ñaar te dese na ma ba léegi nag ki nga xam te da nga bëgg yëf yi gën a sakkan encore li ngay def mooy gis nga suñu batee nii li ñu mélange bii ñu am nii li may def mooy dama siy def toq farine ki nga xam ne dafay yaa xam farine ban ngay utiliser mu nekk farine de blé farine de coco farine poudre d'amande yaa xam lu la neex léegi mais yokku si tuuti farine rek nga daal di koy def bu ko defee yow da lay yokkal volume encore ba pare li muy def leneen li muy def mooy soo ko dugalee si four bi du peer après su génnee du peer déedéet moom day am benn hauteur boo xamante ni benn height boo xam ne da koy am muy hauteur day gën a rafet moom en tout cas. kuddu bu ndaw rek laay jël def ko si ma daal di dolli benn nen comme dama defoon ñetti nen pour ñetti kopp yi donc dolli benn. ma ngoog ñu daal di bati mélange incorporé ko bu baax a baax gis nga farine bi dala koy gën a sakkanal donc loolu tamit mu nekk beneen astuce léegi ma daal di jël rek sotti voilà gis nga mi ngi nii léegi dañ koy daal di dem dugal ci suñu four bi nga xam ne dañ ko préchauffé donc nga xam ne dafa nekk 350 degrés Celsius muy environ 180 wala 185 degrés Fahrenheit moom la ñuy def rek dugal ko ci biir donc bii moom jarul sax ñu koy tant yooyu dañuy dugal rek enfouré ko bu fekkee ni sa four dafa gaaw mun nga ci def papier alu juste pour bañ mu teel a kii doore mais ñun dinañ ko dugal noonu incha allah. waaw mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp koo xam ne yaa ngi safoo bernde ñu ngi leen indiloon tey jii ci série nen yi comme liñ leen waxoon rek nga xam ne mun na nekk lu la neex muy añ reer ndekki xëdd wala lunch booy yóbbu muy añ booy yóbbu liggéeykaay ak yooyu wala même soo amee ay groupe get together muy potluck mun nga ko yóbbuwaale maanaam goûter partagé donc tey jii ñu indiloon leen ay nen yoo xamante ne nag dañ leen def sous forme de coppe nga xamante
xamante ne dañ ko bake si biir cupcake yi benn bi ñu boole woon ko mu nekk nii ñu boole woon ko ak tortilla yi mu nekkoon genre pain arabe yooyu wanoon nañ leen ko ku ko bëgg rek da ngay dem chez Bilo boo demee foofu di nga gis foo xamante ne defoon nañ fa recette wu tortilla yi pour ñi nga xam ne sama mbokk yi nga xamante ni ñoom duñu lekk gluten ak yooyu gis nga même tortilla yooyu ñu defaree woon te nga xam ne dañ ko defee woon ak farine de coco ak aussi kii bi psyllium husk mu nekkoon genre laalo boobu moom aussi même chose nga koy defee comme booy defar lii mun nga ko dagg en 2 ou en 3 daal di koy def si biir kii bi si biir muffin tin yi mooy fi ñu lakkee yëf yi te dina mel nii aussi moom tamit daal dina nekk kopp yi mel nii donc di jox tey ji émission bi nag soxna Yacine Gueye di ko jox Fat Seck di ko jox Maguette Fall di ko jox aussi Awa Mariko moom tamit yéen la ñu may tey ji émission bi di leen remercier vraiment di leen wax bu leen fàtte toujours di inscrire si suñu chaîne bi di partager vidéo yi mais aussi di aimer tamit muy like vidéo yi tamit seen commentaire yi ñu ngi koy gis ñu ngi leen di jaajëfal si ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne di gis yëf yi daal vraiment mu ngi ñuy encourager di ñu gën a jox force tamit pour ñuy gën a mën a dugal ay vidéo ak yu mel ni ki noonu di jéem a dem jàngiwaat fi mu ne nii da ngeen ñu commencé ñaax loolu donc il faut ñuy ñëw ak yenn baax yoo xamante ni dinañ ko mën a di def daal di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah.